Mesdames et messieurs, bonsoir man la seen mbokku taalibe Mor Talla Sarr maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax fépp fu waay mën a nekk. Alors waxtaan bi nag tey dañ koy tënk rek mu gaaw jëm rek ci benn sujet boo xamante ni bii circulaire la bu IMS génne depuis le 18 septembre bii passé doon ci leeral donc bonus 500 € boo xamante ni bii ñi ngi ko jagleel ñaari région yu nekk fii Italie. Région bu njëkk bi mooy Lombardia. beneen région bi mooy Veneto. mais ci biir loolu ñaari région yooyu xam ngeen ne ci biir coronavirus bi bokkoon nañ ci ñaari région yi ñu déclaré woon zone rouge te nga xam ne moom moo ñëwoon ci depuis ci mai bu mars bi. alors xam ngeen ne dëkk bu mel ni Codogno foofu lañ ne fa la il primo focolaio fa la déparé woon, donc fa lañ njëkk a remarqué donc phénomène coronavirus tam nekk ci province su Lodi. alors bonus boobu nag ñëwoon na ci la legge Cura Italia, ñëwaat aussi ñu leeral ko ci il decreto di rilancio. mais bërki démb IMS dafa génne benn circulaire donc bëgg cee fàttali mbokki taalibe yi ñi dëkk ci ñaari région yooyu nga xam ne dañu leen a déclaré woon zone rouge ci biir coronavirus bi. donc dinañ leen jagleel bonus boo xamante ni dina toll ci 500 € pour 3 mois. alors dinañ leen limal appelé région yi nga xamante ni bi ñoom ñoo ci am droit ak ña fa dëkk te bokk ci catégorie gi IMS tànn pour donc ñu mën a laaj bonus boobu mu toll ci 500 € pour 3 mois. alors buñ waxee ci article 44 bis del decreto Cura Italia, xam ngeen ne moom moo indi woon loolu. donc biñ ñëwee aussi ci décret relance comme ni mu leen ko waxee donc yeesalaat na ko, mais nag léegi IMS dafa génn circulaire leeral léegi ñaari communes yooyu noonu tànn fa région yi nga xamante ni maanaam dëkk yi nga xamante ni bi ci zone rouge yi lañ bokkoon. ku fa nekk rek te nekk catégorie liggéeykat yi ñuy bëgg a lim di nga am droit pour dugal bonus 500 € boobu noonu te du wuteeg dara ci même bu fekkoon da nga dugaloon Cura Italia bi ba fayeeku woon ko ak 600 € yi. alors lim njëkk a xamle mooy képp koo xamante ne bii par exemple yow nekk nga liggéeykat boo xamante ni bii sa contrat moo ngi nekk ko maanaam moom mooy il contratto coordinata continuativa moom la ñu wooyee ko donc wala soit nga doon liggéey ak agence te nekk ci région yi ñuy lim donc mooy contrat collaborazione, wala nga doon def lavoro autonome wala liberi professionisti. Lavoro autonome mooy borom partita IVA yi doon def artigiana wala ñuy def commercianti maanaam di def ambulant, wala donc liberi professionisti. alors catégorie googu lañ tànn ak borom partita IVA yi nga xamante ni donc dañoo am impresa wala donc ñu am seen partita IVA doon nekk ambulante wala ñu nekk artigiana te inscrire woon ci AGO maanaam assicurazione generale obbligatoria, wala ñu inscrire ci gestione separata. xam ngeen ne ñi ëpp ci borom partita IVA il faut ñu am ci ñaari assurance yooyu buñ ci inscrire nga xamante ni donc pour mën a def seeni activité la. alors comme niñ leen ko waxee donc région yi yii la. alors buñ jëlee région bu mel ni Lombardia, donc ñi fa dëkk te am ci yooyu ma wax maanaam nga amoon contrat ko donc contratto coordinato continuativa wala nga am partita IVA impresa nekk jaaykat wala artisan te inscrire ci gestion IMS wala separata wala AGO te nga nekk la plupart ci dëkk yooyu ñu jël nag mi ngi nekk ci Lodigiano bi. Lodigiano bu ñu ko waxee mooy ay communes yoo xamante ne bi ci province Lodi lañ bokk. donc 10 communes yi lañ tànn ne képp ku fa dëkk rek te yor partita IVA donc wala nga am contrat boo xamante ne bi coordinative contratto coordinato la ak continuativa mooy ko wala donc nga doon liggéey ak agence maanaam collaboration boo xam ne ab agence moo la defaloon contrat, wala nga amoon partita IVA wala nga nekkoon libre professionisti donc bokk ci gestione separata wala AGO moo xam ngay artisan wala ngay commerçant. boo bokkee ci communes yi rek am nga droit dem laaj bonus boobu di 500 € ñu la koy fay pour 3 mois muy war a toll ci 1500 €. alors communes yi ñu tànn yii la commune bu ñuy wax Bertonico, am na aussi commune bu ñuy wax Castelpusterlengo, am na commune bu ñuy wax Castelgerundo, am na commune bu ñuy wax Castiglione d'Adda, am na Codogno xam ngeen ne il primo focolaio foofu la démarré woon ne Lodigiano. am na aussi commune bu ñuy wax Fombio, am na commune bu ñuy wax Maleo, am na San Fiorano,
am na Somalia, am na Terranova dei Passerini. Lombardie bi 10 communes yooyu lañ ci tànn ne képp koo xamante ni nekk nga ci 10 communes yooyu nga xam ne ñoom ñoo gënoon a affecté wu. D'ailleurs primo focolare bi mi ngi démarré woon Codogno, donc ak réquisites yi ñu lim ci kaw rek boo bokkee mën nga donc am nga réquisites yi pour laaj bonus boobu. buñ jëlee commune bu mel ni région bu mel ni Veneto nag benn commune rek lañ fa tànn. commune boobu ñu ngi koy wax Voganeo, donc moo ngi nekk ci province su Padova. képp ku bokk ci commune boobu it te amoon contratto coordinativo collettiva wala nga yoroon partita IVA di exercer say activité te jamonoy coronavirus bi comme ni ko loi bi waxee rek nga affecté wu à par exemple say facturation wàññi lockdown bi jàpp la. donc moo xam commune boobu ma wax la muy Vo ci province su Padova moom lañ tànn comme région Veneto. yeneen communes yi ma limoon foofu moom lañ tànn donc pour région Lombardia. donc di nga mën a laaj ci bonus boobu nga xamante ni bi pour 500 euros. leneen liñ ci dool rek mooy na fekk képp koo xamante ni bi rek activité autonome la wala nga amoon contratto coordinativo collettiva activité bi donc na fekkoon avant la date du 23 février 2020 activité boobu démarré woon moo xam contrat bi nga amoon ko avant le 23 février 2020 bu dee partita IVA boo doon liggéeyee na fekkoon mu ubbeeku avant le 23 février 2020 nga xamante ne bi avant boobu fekkoon na ngay démarrer say activité rek donc te nga am résidence ci dëkk yooyu ma wax di nga mën a dugal bonus 500 euros boobu noonu pour laaj ko. donc loolu moom lañ leen bon indil tey liiral nañ leen communes yi donc ñaari région rek lañ ci tànn mooy Lombardia ak Veneto. alors leneen liñ ci IMS di leeral ci biir circulaire boobu nga xam ne mi ngi génn le 18 bi passé demande yi moo ngi commencé le 1er octobre bii di ñëw 2020 via télématique maanaam via télématique mooy ak sa code PIN IMS SPID. xam ngeen ne sax à partir du 1er octobre donc IMS day changé système bi code PIN dootul exister mooy mais SPID mooy am. donc ku bëgg a def demande boobu il faut nga am SPID pour mën koo def soit nga dem ci padronato yi wala boo amee carte d'identité électronique donc di nga mën a jaar ci système bi boo ko maîtriser pour def demande bi wala nga am lu ñuy wooyee CNS carte nationale de service. waaw li gën a leer daal mooy ñaari communes yooyu lañ ciblé tànn fa ay dëkk yoo xamante ni bi ku fa dëkk rek te am contrat boo xamante ni en collaboration ak agence de lavoro la wala contrat boo xamante ni bi moom la ñuy wax co wala nga yoroon partita IVA di def lavoro autonome ambulant artisan wala imprese wala libéré professionnels yi mën nga koo laaj boo amee réquisites yooyu mais comme communes yooyu daal moom lañu lim ne ñoom ñoo ci bokk. alors ñu wax leen li nga xamante ne bii moom la dul àndal ku am réquisites yi donc incompatibilité lañ koy wax donc mënta ànd ak pensionné direct maanaam koo xamante ni da ngaa dugaloon pensionné ñu la koy fay donc donte ci commune yooyu nga dëkk yow doo ko mën a dugal. koo xamante ne bii da nga defoon lu ñuy wax APE social loolu xam naa dinañ ci ñëw sax APE social moom la ñu woowee anticipo pensionatistico nga xamante ne pratiquement loi bi permettre na lay képp ku nekk fii Italie rek di doon liggéey boo amee 63 ans mën nga anticiper sa pensionné ak réquisites yi ñu ciy laaj pour nga dugal ko ñu la koy fay. xam naa dinañ def beneen vidéo spéciale pour APE social yi ndax ñu ciy laaj bari nañ pour wax leen réquisites yi ak nan lañ koy defee ak lan lañ ciy laaj. moom la ñuy wooye APE social mooy maanaam anticipo pensionné ci koo xamante ne bi ba ngaa anticiper sa pensionné ginnaaw bi nga fi versé woon ay contributi liggéeyoon fi wala nga doon versé ay contributi ci sa partita IVA mën ngaa anticiper sa pensionné loolu aussi dinañ def benn vidéo gën koo yaatal donc leeral ko mbokki taalibe yi. li gënoon a am solo daal te gën a leeral mooy li nga xamante ne bi mënta ànd ak moom wax nañ leen ko mooy kuy jël pensionné rek wala APE sociale donc mënta ànd ak ñu lay fay bonus 500 euros ba noonu ginnaaw bi nga amee réquisites yi loolu la ñuy wooyee incompatibilité. alors bu ñu ñëwee ci compatibilité maanaam bonus boobu képp ku am réquisites yi bañ war la koo fay donc loi bi bañut ne mën naa ànd ak assegno ordinario di invalidità mën na ànd ak aussi reddito di cittadinanza bu fekkee nit ki da ko doon jël di ci yàqal dara. mën na ànd ak aussi désoccupation NASPI wala DISCOL maanaam DISCOL mooy ñu yor contratto ak collaborazione collettiva donc loolu mooy seen désoccupation loolu aussi mën na ànd ak moom mën na ànd ak aussi désoccupation agricole donc loolu lañ ci bëggoon a leeral. ñu fàttali ne daal bu ñu jëlee région Lombardia IMS 10 régions yi lañ tànn ne ku fa dëkk rek te am réquisites yi ñu wax ci kaw mën nga ko laaj communes yi mooy Bertonico
Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somalia ak Terranova dei Passerini. alors bu ñu demee ci région Veneto benn commune rek lañ fa jël te moo ngi bokk ci province su Padova ñu koy wax Voganeo. donc loolu mooy commune yi. demande yi moo ngi commencé le 1er octobre 2020 ci site IMSS bi wala ngeen dem ci Padronato yi wala CAF yi dinañ leen ko defal ba mu leer nañ. alors fenn rek la ñuy jeexale mooy bonus 600 euros ak bonus 1000 euros. la legge Cura Italia moom moo indi woon bonus 600 euros pour borom partita IVA yi ak stagionale yi ak xeetu liggéeykat yooyu yëpp. may xam leen ne jamono bii ñuy wax ak yow amatu benn bonus boo xamante ne bi pour partita IVA la. partita IVA decreto di rilancio ak la legge Cura Italia moom moo indi woon ñaari 600 euros ak 1000 euros bi nga xamante ne bi moom lañ leen laaj pour seen facturation bu wàññeekoo ba 33%. ku ko am amoon nga 1000 euros yooyu noonu ku ko amul aussi amoon na beneen bonus alternatif bu ñu doon wooyee il fondo perduto nga xam ne borom partita IVA yu bëri dugal nañ ko te fay nañ leen ko. donc jamono jii nii bonus bi des moom mooy stagionale mooy decreto di agosto pour 1000 euros yi kooku stagionale yi lañ ko jagleel ak ñi amoon contratto intermittente ak incaricate alle vendite a domicilio porta a porta ak ñi nga xamante ni bi donc ñoom la ñuy wax stagionale a tempo determinato ñooñ ñoo dese bonus. beneen 1000 euros bi nga xamante ne bi bonus la boo xamante ne ak 600 euros ci décret agosto bi moo ko indi donc ñooñu liberi professionniste yi ñoo ko moom ak autonomie senza partita IVA maanaam ñiy def lavoro autonome te amuñu partita IVA. alors bu ñu fàtte ne bu ñu waxee liberi professionniste yi autonome la ñuy def ñoom aussi partita IVA la ñu yor mais artisan yi ak commerçant yi bokkuñu ci ñooñu loi bi jeexal na ak ñoom ci ñaari 600 euros yi ak 1000 euros yi. donc ñi yor partita IVA te ñu leen di tudd ci décret agosto bi ñooñu mën nañ ne mooy liberi professionniste yi mooy avocat yi notaio yi ak commercialiste yi ak ñi nga xamante ne bi donc lavoro boobu la ñuy def ba pare mu doon seen métier ñu am lu ñuy wax cassa ñooñu ñoom ñoo bokk ci décret agosto bi. mais képp koo xamante ne bi partita IVA nga yor ambulant wala artisan wala nga yoroon impresa donc la legge Cura Italia ak il decreto di rilancio indi woon carrément donc fi bonus yi yamoon. donc loolu laa bëggoon a leeral rek di leen xamal ne donc dinañ defaat beneen vidéo pour leeral lu ñuy wooyee APE social muy pensionné social yi ñu ko bëgg a anticiper dinañ ci def beneen vidéo gën koo leeral mbokki taalibe yépp nan la ñuy defee demande bi ak réquisites yi ak lan ak lan lañ ciy laajte. ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr